mbokk yi su ngeen bëggee di jot mboolem vidéo yi am ci Ngabou Xam-Xam TV da ngeen di abonné bu leen fàttee la notification bi ngir ngeen di am mboolem vidéo yi am ci Ngabou Xam-Xam TV. del bés like bi te nga abonné yow mi abonné wut doo la wàññi dara ndax loolu mooy dooleel kër gi Ngabou Xam-Xam TV. Venus d'une vingtaine de pays, du monde arabe, de toute l'Afrique. Tous convergent vers Touba. Pas par obligation, par amour, par conviction, par fidélité à l'héritage de Cheikh Ahmadou Bamba. Chaque geste a une signification. Lorsqu'un disciple embrasse le front ou la tête de son guide, ce n'est pas un simple salut. C'est un acte de dévotion, une marque d'allégeance spirituelle. La recherche de la bénédiction auprès de celui que l'on considère comme un héritier de la sagesse. Le Grand Magal raconte aussi une histoire extraordinaire. Cheikh Ahmadou Bamba n'a pas choisi de rendre grâce à Dieu le jour de son retour d'exil. Il a choisi le jour de son départ, pas le jour de la victoire, le jour où commençaient les épreuves. Quel message immense, remercier Dieu avant la victoire. Voilà une foi qui traverse le temps. Cette année encore, le Grand Magal a marqué les esprits. Le comité d'organisation a officiellement recensé 8439 lectures complètes du Saint-Coran. Oui, plus de 8000 kamils, un chiffre exceptionnel. À Touba, le Coran est vivant. Il est récité, il est enseigné, il est partagé. Et partout, le même spectacle. Des tonnes de nourriture offertes gratuitement. Des familles qui accueillent sans compter. Des milliers de pèlerins servis avec le sourire. Le Grand Magal n'est pas seulement un événement, c'est une démonstration de foi, de discipline, de solidarité et d'amour envers Cheikh Ahmadou Bamba. Voilà pourquoi le Magal demeure un rendez-vous unique. Et voilà pourquoi être mouride est une immense fierté. أيها الأحبة الأكارم، الشيخ الخديم لو تكلمنا به إلى الصباح لما انتهى الكلام. نينا شيرين توبا suñ doon wax ci moom fii ba suba du jeex dama yaakaar ñun doon ko xam waaye ndeke ñoom ñi déggul olof sax xam nañ. فلو وقفت على أبيات الشيخ وهو يذكر عن الله عز وجل لوجدت عظيم محبته لله عز وجل. booy seet mbindum sëriñ bi ba fekk fu muy wax ci suñ borom da ngay fekk sëriñ bi di ko màggal yàlla di ko bëgg yàlla suñ borom subhanahu wa taala ci biir ay waxam ما شاء الله. الشيخ الخديم يعمل على شيئين. الشيء الأول وهو الأصل تثبيت العقيدة في نفوس الناس، وهذا الذي يدور عليه. لذلك تجد في كل بيت هذه القصيدة 95 بيتا تقريبا في كل بيت يعيد. الشيخ الخديم ñaari mbir ci la nekkoon ci njàngaleem dañ ci seetlu ni dañ koy fekk muy kuy saxal ci bakkani doomu aadama yi ku leen di saxalal wéetal yàlla sunu borom. boo xoolee téere bi muy exemple sax mu ni mat na nangam ci ay bayit waaye lépp ca loolu la jëm. الشق الثاني تجده في السلوك والتربية وتعليم المريد كيف يجمع بين العلم والعمل. bi ci toppaat mooy yar murid yi tërbiyee leen ci boole xam-xam ak jëfe. waaw nee na ñaar yooyu ما أوصى به في بعض قصائده يقول رحمه الله: اجتهدوا بقوة في الطاعات بالعلم والعمل في الخيرات. وأنا إن شاء الله تعالى إن مكنني الله تعالى فسآتيكم في العام المقبل وبلغة إنجليزية مترجم أو بغير ذلك. بارك الله فيك. téere bii mu def te sukkandiku ci mbindum sëriñ nee na daa bëgg bu déwénee mu def ko en anglais traduire ko ci anglais traduire ko ci ak yeneen langue ay yàlla na ko yàlla def barki Cheikh Ahmadul Khadim ma sha Allah. ومنه جائز ومنه ما نسب إلى كراهة ومنه ما ندب مكروهه إكثاره إكثارا لأنه يضيع الأعمار مندوبه العبث بالحليلة والولد الصغير دع رذيلة وجوزوا العبث بالسهم كذا بالكلب والفرس فدر المأخذ. فقال: وهكذا اليمين بالطلاق محرم وليس باتفاق لخبر النهي عن اليمين بالعتق والطلاق في التبيين. هذا يشير إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بطلاق ولا عتاق فإن ذلك من أيمان الفساق. فقال: أما النميمة لدى من بحث فنقلك الحديث عمن حدث بجهة الإفساد وهي أقبح من غيبة كما الشيوخ صرحوا. لماذا؟ قال: لكونها تسبب العداوة والبغض بين الناس والشقاوة. neena moom faaw mu yóbbaale jërëjëf Sëriñ Tuubaa te réew moom yóbbaale ko muy sëriñam du ko fa jàngale rek jërëjëf Sëriñ Tuubaa ak murit ni safonte neex na ko lool xaaral net li ci làmmiñu borom na dàq la illa
إذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فدخلت إلى روضة الشيخ أحمد الخديم رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبأسراره وعلومه في الدارين آمين. فتعلمت مسألة ثانية وبها أختم بلغتهم المحلية. يقولون شكرا يا شيخ طوبى. أريد أن أتعلمها وأريد أن أسمعها منكم. ماذا يقولون؟ جرجف سرين توبة. هكذا سنقولها للعالم أجمع. شكرا يا شيخ طوبى، علقت القلوب بالحبيب الأعظم والنبي الأفخم صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. mu wax ne mi ngi njëkk a ñëw Touba waaye jàng na fi ñaari mbir bi mu tegee tànkam Touba ndax nee na juróomi at ci ginnaaw bi coronavirus amee ba ñu am problème mu nuyoo ñenn ñi niñ ko lijjante woon mbëkkante ay loxo lañ ko lijjante waaye fii nag la gis ñoom seen mbëkkante ay loxo dafa mel ne wuute na ak liñ jublu ci nuyoo ak ci salaam waaye nee na fii moom niñ koy joxañee day wone ak tàppoo mu ne foofu benn la ci jàng. ñaareel bi itam gis na ne ki nga xamante ni mooy Serigne Touba moom dafa marale xol yi ak jàmm ak itam ñuy jéem a bégloo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne bi mu ñëwee nag ci barab bi ba dugg fi ba noppi gis na am na lu ñuy wax li ñuy wax ci gàttal mooy jërëjëfe Serigne Touba nee na jërëjëfe Serigne Touba googu dana ko toxal fa mu nekk dana ko jàngale waaye moom itam mi ngi wax jërëjëf Serigne Touba yow mi nga xam ne yaa marale xol yi ak bëgg yonente bi sallallahu kii moom wér di yoonu murid am moom la soxla ñu jox ko ngir mu yóbbaale fa mu jëm macha allah. nga jox ko isbu ci awraadi yoon yëpp nee na ñu koy sàkk ñoom it asina lakum jamii'an insha Allah wala naa dem. sunu waa ji moom kenn du leen ko présenté mooy borom jërëjëfe Serigne Touba sukran yaa Seex Touba mooy Seydi Ahmad Talhi moo waxoon ni jërëjëf Serigne Touba naa ko tasaare fu ne. dem na bu Madinatu Munawwara ñu kamara ko mu ni sukran yaa Seex Touba jërëjëf Serigne Touba min Madinatu Munawwara. jàngatu xasida Jazbul Qulub. day la baaxoo jàng ba mujj waa Sénégal yëpp xam ko ci. waaw jàng na koy yoon. dañuy sax Maroc ma ko fay jàng. ku baax ki moom tasawuru sixaar la jël taalifaat ci. mooy bind na ci tasawuru sixaar ak yooyu. ci waxtaan ba. kii tamit Jawharun Nafis la jël taalifaat ci. yéem Sëriñ Tuubaa lool nag seetaan naa ko vidéo bu mu ci doon def ay waxtaan waaye moom daa amoon yéene sax bu jàkkaaroo si Muntaxa yëkkatul ko xasida waaye xataay gi tax mënta nekk bind na tamit ci jàmbaar yi la bokk macha allah joxoon naa ko ba ma ciy liggéey bu rëy moom it waaw jàngkatu xasida nag bëggoon na sax buy dugg fii xasida yi Sëriñ Tuubaa lay jàng waaw boobu mun si te fii جسية الفيض محمد عبد الكبير القتال الشهيد كان على تواصل بالشيخ الخديم. آمين 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 شكرا آمين. فرحنا جدا بهذا ماليزيا ما يجيبوا هنا ما شاء الله. الحمد لله. نعم الحمد لله. الأمة إن شاء الله kii moom Cheikh Bilal Alxalla nga xam ni Amérique la bàyyi ko bokk ca mufti yu mag ya waaye chaque année macha allah day màggal ci ànd ak am yéene Sëriñ Tuubaa di ko yaatal di ko leeral sam kem kattanam daanaka fu étranger teeru lu ci bëri bëri dañ ko jox kàddu moo waxtaan Sëriñ Tuubaa gën leen a leeralal kan mooy Cheikh Ahmadou Khadim rawat na ci wàllum tawhiid nag moom moo ko daane Sëriñ Tuubaa am na bayitu Sëriñ Tuubaa boo xam ne nee na dañ kaa buñ ko bindoon ci daay wurus sax muy yàlla ndeysaan mooy Cheikh Bilal Alxalla yàlla na ko suñu borom sàmm bindal leen ma jërëjëf Sëriñ Tuubaa wala Sëriñ Muntaxa yàlla fi yàgg ci commentaire